SBIS Actu TV, l'actualité et la sensibilisation en temps réel. dafay mandargal waxtaan boo xam ni waxtaan bu ñu tàmbali la woon ay weer ci ginnaaw équipe bu office national de formation professionnelle damoon seeti monsieur le maire doon waxtaan ak moom pour xool nan lañ koy mën a gunge ba nga xam ni wàllum formation professionnelle ak wàllum insertion ñu mën ci bay suñu waar. loolu nag bu ñu ko defee dafa fekk ni office national de formation professionnelle mission yi ñu ko dénk daf ci bokk mu fexe ba bépp doomu sénégalais muy góor muy jigéen moo xam am nga diplôme walla amoo diplôme fépp foo mun di nekk ci biir Sénégal te soxla wàllum formation professionnelle office national de formation professionnelle dafa war a fexe ba formation boobu nga mën ci jot. kon dafa nekk droit boo xam ni bépp doomu sénégalais daf ci am wàll. li ko gën a firndeel mooy taxawaay bi nga xam ni son excellence le président Macky Sall am na ko jëmale ko ci ndaw ñi tey ñu jël li ñuy wax CFCE maanaam benn taxe boo xam ni benn juuti boo xam ni bépp entreprise daf koy fay président jël alal boobu yépp ne da koy dugal ci wàllu formation professionnelle. ñu ne déetwaay mu ne damay teg programme boo xam ni daf ko tuddee xëyu ndaw ñi xëyu ndaw ñi nag buñ ko waxee dafa tàmbalee ci wàllum formation professionnelle waaye li ko gën a tax a jug mooy fexe ba ndaw ñi am xëy. donc bu ñu naree signé tey convention ak commune Diass dañoo boole gis-gis yooyu yëpp ak orientation yooyu yëpp ñu ne kat commune Diass ak ONFP bu ñu waxtaanee seen biir lëkkaloo war nañu mun a ku nekk gunge sa morom ba mission yi nga xam ne am nga ko ci wàllu jeunesse bi ci wàllu emploi ak ci wàllu xeex chômage bi. waaye sax itam mu am beneen fléau boo xam ni mu amee ci yeneen communes yi noonu la amee itam Diass muy wàllu migration irrégulière bi nga xam ni ndaw ñi ñu ngi jël gaal ñu ngi jël bateau di dem bi ñuy dem nag xëy na du lu leen gënal waaye bu ñu defee convention bu mel nii gën a waxtaan ak ndaw ñi gën a xëppi seen bët dinañ xam ni kat bu ñu toogee ci biir Diass mën nañ fa am métier mën nañ fa xëy mën nañ fa tedd. loolu moo tax ñu ñëwoon tey fii biir ONFP pour signer convention bi nga xam ni dafay nekk convention cadre ndax ñu ngi doog a jugee benn mission France ñun waa ONFP te ci biir mission bi ñu demoon doxi France suñu xel yépp dafa nekkoon ci commune Diass ndax li ñu fa seeti woon mooy yan métier moom moo am ci wàllum aéroport ak ci wàllum port ndax ku ne Diass wax aéroport AIBD ku ne Diass itam wax portu Ndayane bi nga xam ne ñu ngi koy waaj a defar mu nar a nekk port bi gën a rëy ci wàllum Afrique de l'Ouest. loolu nag bu ñu ko bëggee gunge walla bu ñu bëggee dëggal gis-gisu son excellence le président Macky Sall il faut office national de formation professionnelle jug taxaw xool activité économique yooyu yan façon métier moom lay àndal bu ko defee ñu waajal ndaw ñi tàggat leen ci métier yooyu ba entreprise yi ñëw di nekk biir Diass bu ñu ñëwee ñu gis main d'œuvre qualifiée ba mën leen jox liggéey. waaye itam xam nañ ni ci biir plan Sénégal émergent main d'œuvre qualifiée waaye itam entreprise yoo xam ne entreprise yu mucc ayib la entreprise yu compétitive la loolu itam pour ñu am ko il faut ñu am ay loxo ay ndaw ñoo xam ni am nañu métier mën nañu liggéey bi ñu leen jox. loolu moo tax itam ci sunu ànd bi ñuy ànd ak Diass am nañu mébét am nañu projet taxawal ci biir Diass benn centre de compétence et d'incubation boo xamante ni dafay jëm ci wàllum aéroportuaire ak ci wàllum aéronautique pour que ñu mën a tàggat ndaw ñi ba ñu mën a nekk ay technicien maintenance aéronautique. waaye itam bu ñu waxee aéroport rek dafa bari ay façon métier yoo xam ni ñu ngi nekk ci biir aéroport jëm ci wàllum restauration jëm ci wàllum même nan la ñuy accompagner touristes yi fay ñëw jëm ci wàllum duty free yi am na métier yu bari yoo xam ni buñ ci tàggatee ndaw ñi tey war nañ leen mën a organiser ba ñu mën a am xëy boo xam ni
dinañ ci mën a dund mën a tedd. loolu nag nekk na projet boo xam ni incha allahu rabbi ONFP ak commune bu Diass dañ ci nar a ànd ak waa AIBD ak Air Sénégal International ba nga xamante ni centre de formation boobu bu ñu ko taxawalee Diass gis-gisu président Macky Sall mooy am si région yi ay aéroport fu mel ni Saint-Louis fu mel ni Tamba fu mel ni Matam fu mel ni Ziguinchor jeunes yi nekk si région yooyu itam ñu mën a ñëw biir Diass toog fa ay weer def seen formation am seen ay lijaasa mën a delluwaat seen région liggéey. kon dafa nekk gis-gis boo xam ni ñun ONFP ak maire Diass am nañ ko mu méngoo itam ak orientation yi nga xam ni gouvernement bi joxe na ko ñu nar si ànd liggéey si ba nga xamante ni dinañ mën a taxawal boobu centre de formation. kon boobu convention bi ñuy signé dina ibbi ay buntu yu bari si wàllum formation waaye itam si wàllum insertion di remercier monsieur Fall mi nga xamante ni suñu conseiller la suñu consultant la daje bii am tey bokk na si ñi nga xam ne ñoom ñoo ko nas bu mu egsi fii tey kon ñu ngi koy jaajëfal di remercier ñi ànd ak monsieur le maire ñëw muy conseiller ak adjoint au maire yi waaye itam di remercier suma naataango collaborateur ONFP yi nga xam ni ñoom ñoo ŋànkoon liggéey bi ba ñu yegg si fii tey nga xam ne moom mooy bés bu ñuy signé convention donc ñu ngi remercier ñëpp ñu ngi remercier encore une fois monsieur le maire di la dalalaat bu baax si biir ONFP. nuyu di la sant bu baax a baax di nuyu personnel bi nga xam ne également ñoom ñooy liggéey ak yow fii ci ONFP waaye di nuyu également délégation bi nga xam ne ñoom la àndal ñu jógee Diass ñëw fii di beral nuyu suñu facilitateur bi mooy Ibrahima Fall nga xam ne lii bu demee ba taxaw moom moo ci waxtaan ak man gunge ma ci di ko jaajëfal bu baax a baax di nuyu également la presse locale bi nga xam ne déplacé nañu aussi pour couvrir événement bi di wax ne tey dañoo ñëw pour signer xaatim benn convention boo xam ne dafay nekk diggante commune Diass ak ONFP ONFP nag buñ koy wax dafa dem ci wàllu nan la ñu mën a defaree ndaw ñi ba bu xew liggéey taxawee ñu mën ci bokk mooy tàggat leen yaakaar naa ne loolu dina ci sant le chef de l'État mi nga xam ne son excellence ci vision bu mu am ba mu mën a taxaw institution bu mel nii pour que mën a gunge ndaw ñi parce que buñ naan xëyum ndaw ñi da ngay xalaat d'abord nan lañ mën a def ba loolu ñu mën ko matérialiser et li tax ñu xalaat ne tey Diass war nañ ko mën a gunge wax nañ ko mooy projet yu bëri yoo xam ne ñu ngi Diass te sama vision nekk ne bëgguma jeune Diass yi raté projet yooyu parce que bu ñu teelulee waajal ndaw ñi ba ñu mën leen a intégrer dafay nekk lu metti ci ñoom te loolu ñu am ci yaakaar trop ONFP bi nga xam ne nekkatul li ñuy wax et surtout monsieur le directeur général ci liggéey bu rafet bi nga xam ne yow ak sa équipe yéen a ngi koy liggéey ndax ñu ngi leen di suivre lii nag ñu rafetlu ko bu baax a baax waaye naa ko gërëme également conseil municipal Diass bi nga xam ne ñoom ñoo ma gunge ba lii tey ma mën a taxaw tey pour signer convention boobu ci li nga xam ne comme niñ ko waxee dafay dem ci ay banqaas yu bëri yoo xam ne yaakaar naa ne bu ñu paree ci lii ci nu mu gën a gaawee bu neexee yàlla xale yi waa Diass yi dinañ ci mën a gis seen bopp bu baax a baax loolu tax na ba pour waajal loolu moo tax au niveau de la mairie de Diass ñu teel a anticiper ubbi banque de données ci bureau directeur des ressources humaines nga xam ne dañuy waajal ne bu ñu waxee rek ne ndax am ngeen lii rek ñu naan leen am nañ ko formation yi nga xam ne ñoom la ñu fas yéene taxawal nag comme ni nga ko waxee amul ku jàng amul ku jàngul ñëpp a ci yem ndax ñoom ñëpp suñuy ndaw lañu kon bu ñu jël en compte ñëpp la ñuy jëlaande en compte ku dugg école ak ku duggul école ku am métier ak ku amul métier ñoom ñëpp ñu ngi ci biir kon yaakaar naa ne bu ñu paree ci li jeune Diass yi dinañu gën a gis seen bopp ci liggéey bi bu baax a baax te daan naa faral di ko wax comme ni nga ko waxee Diass dafa war a nekk ville aéronautique parce que mënoo am lu toll ni aéroport u Diass ba pare nga ne doomu Diass yi amuñu métier yi war a mën a tax ñu dugg ci biir aéroport bi et dans mes discours damay faral di ko wax ne jàpp naa ne doomu waa Diass tey
war nañ leen mën a former ba ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy dogal ca biir aéroport ba te loolu am nañu niveau bi am nañu li des mooy capacité leen ba responsabilité yooyu ñu mën ko jël te yaakaar naa ne formation bi buñ ci pare dina tax ba loolu nga xam ne moom la ñu sàkku mu mën a am moo tax may faral di wax toujours ne Diass lépp urgent à Diass. Diass dafa mériter un accompagnement, un traitement spécial. C'est compte tenu position ci biir Sénégal ak ci biir àdduna bi et yaakaar naa ne lii benn la boo xam ne bi tey buñ ci yàlla jàppalee ba ñu signé convention bi ndaw Diass ñi dinañ ci gis seen bopp bu baax a baax. Donc maa ngi leen di gërëmaat encore di leen santaat di ñaan yàlla li nga xam ne moom la ñu fas yéene signé tey yàlla gunge ñu ci ba résultat biñ ci xaar ñu gis lu raw sax la nga xam ne moom lañ ci doon xalaat te am nañ yaakaar ne dina am parce que wax dëgg si yàlla monsieur le directeur général sa taxawaay ci biir réew mi ak mu ngay accompagner xale yi gis nañ ko donc wax naa ko léegi ne bokk nga ci ñoo xam ne ñi mën nañ leen jël comme exemple parce que sa woyoftef moo tax première pas bi yow yaa jëkkat ñëw Diass tase ak man te mënoon nga ko jafeel donc loolu mooy wane ne un directeur général bu mel ni yow vraiment dañ ko war a gën a jàppale parce que yow yaa dem vers les institutions nga ne leen c'est possible pour ngeen bénéficier wu ci li ma yor donc mel na ni yow yaa ñuy jëkk ubbil bunt bi loolu vraiment oyof teef rek moom moo ko waral te yàlla nañu yàlla jàppale yàlla jàppale la jàppale ñëpp ba li ñuy wut ci lii daal yàlla suturul ci bu baax a baax waaye am nañ ci mbégte yàlla nañ ko yàlla mattali li ci des incha allah.